maa ngi tudd Babacar Mbaye nekk président action Rotary Club Valeurs d'Afrique. Bon bi ñu créé suñu association bi yàggul mais li ñu tax a jóg mooy dimbali suñu mbokk yi ci loolu nag lañ yàlla àdduna suñu association bi di dox ba yàlla boole maag Serigne Mbacké muy maire Pambal alors mu ñëw seet fi ñuy réunion wax ñu ay doléances am ñu waxtaan si ñun association bi ñu ñëw def fi benn jéego ñëw seet si leen ñu waxtaan ak moom mu ñu daal lii mooy ay jafe-jafeem ñu ci waxtaanee bon ñu waxtaan ñu ne daal mën na nekk mais il faut ñu am ñu jàppale si lañu suñu président d'honneur bi toog sama wet sama càmmoñ mooy monsieur Edouard Suarez nga xam ne moom moo sax suñu mbootaay bi nañu comme demee noonu te am naa ay partenaires yu nekk ci bitim réew daan ci dugal ci loolu daal la projet bi jógee ñun nag ci li ñu yëngu dafa bari parce que même suñu mbokku jigéen nga xam ne dañu caabi leen féete ginnaaw dañ leen di jàppale am na lu ñu def Liberté 6 am na lu ñu def Tëngéej parce que Liberté 6 dafa nekk benn atelier de couture pour jigéen ñi nga xam ne yàlla dafa def caabi féete leen ginnaaw ñu nekk pendant que ñu nekk foofu di lekk ka naan rek ñu jàngale métier bu ñu génnee au moins am leneen lu ñu def nañ ko tamit Tëngéej action bu mel noonu def nañ ko Tëngéej def nañ benn atelier de coiffure pour ñi nga xam ne caabi dafa leen féete ginnaaw ñu jàngale métier bu ñu génnee am lu ñu def nañ beneen projet bu mel noonu ca Barké ji jigéenu Barké ji am nañu benn hectare boo xam ne dañ leen ko defal ñuy def maraîchage parce que ñoom dañ ne bu nawet bi jeexee amatuñu dara lu ñuy def ñun tamit ak suñu benn camarade boo xam ne ñoo bokk mbootaay ñu dem defal leen projet bu mel noonu ñuy def maraîchage am ay légumes ak di ko jaay ndax ñu mën a jàppale seen i doom si jëndi kaye jëndi jàppale seen i jëkkër donc ñun loolu mooy suñu rôle dimbali suñuy mbokk loolu daal moo ñu taxoon ñu ñëw bu fii nag ñu ne léegi projet bi xam ne moo ñu war def fii muy Pambal bon bi ñu ci waxtaanee ñun suñu mbootaay bi ñëpp d'accord ci alors suñu waxtaanee suñu président d'honneur muy monsieur Edouard Suarez ñu ne daal léegi dañuy taxawal poste centre de santé boobu ci Pambal loolu daal moo doon suñu tànku tey pour xamal leen en fait ne loolu moo ñu taxoon jóg. bon projet bi tax ñu choisir Pambal dafa am fu ñu ko jëkkoon nas ci Dakar mais yàlla dafa sottiwul yàlla def ma xamanteeg sëñ Mbacké le maire de Pambal bi ñu xamanteeg moom ma wax ko ci li may yëngatu ci mboor wàllu dimbal mu ne man de maire bu ndaw laa te maa ngi dëkk ba Pambal te am naa fa ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram alors daal bu fekkoon mu ngeen ma jàppale alors daal dina nekk loo xam ne daal lu may gënal la ma ne ko nag comme dama nekk ci mbootaay da ngay ñëw suñu dañuy réunion tous les mercredis comme tey bu ñu jógee fii dañuy réunion 6h30 ba 8h ma ne ko soo ñëwee ma présenté la association bi nga xamante ak ñoom wax leen li sa problème yàlla def mu ñëw seet suñu ñu recevoir ko ñu waxtaan ak moom wax ñu ay problème ñu déplacé wu ñëw seet ko fii def benn action bu njëkk ci école ubbee ñu may ay xale ay yére fii yëpp dafa feesoon tel keroog bon après mu ñu ne ko nag léegi dootuñu defal leneen mais daal dinañ jéem suñu kéemtalaay kàttan lépp lu ñu demandé daal lu ñu ci mën dañu ko def si la ñu waxee problème mu santé bi ñu ne ko nag léegi dinañ ñëw seet bi ñu ci waxtaanee ak suñu président d'honneur mu ne ñu loolu war na mën a nekk parce que ñoo ngi def lu mel noonu ci yeneen dëkk donc war nañ ko mën def fii alors ci loolu la projet bi jógee daal la projet bi taxawee ba fu mu nekk nii daal loolu moo ñu suñu tànk tey ci conférence de presse bii bon kii ma nekkal sama ndeyjoor mooy architecte def na plan beeg yëpp partenaires yi war nañ fi ñëw def pose première pierre bi après bu ci yàlla defee bu ñu defee loolu ba pare ñu doog a lancer projet bi foofu daal lañ tollagum. projet bi pour xale yi la. pour xale yi jigéen ñi parce que def nañ fi reportage sax benn film reportage fan yii lay passé benn jigéen yoo xam ne dafa doon matu mais jafe-jafe yi mu am moo tax mu ñàkk ay doomam parce que dafa war a toll ci mat jëlee ko fii. yóbbu ko Tivaouane na ñoom mënuñ ci dara ñu yóbbu Tivaouane yóbbu ko Thiès alors elle a eu tellement de problèmes ba noonu la xale bi ñàkk noonu la si ñàkk ay doomam ak beneen jigéen ñoo xam ne fi la matoo mais ak difficulté daal donc ñu bëgg nag dindi loolu fii si biir Pambal xam daal jigéen foo war a mucc ci daal di nga am doo am benn jafe-jafe da ngay jóge sa kër dox dem mbaa nga jël oto parce que doo soriwul mi ngi fii juste si booru centre de santé bi si booru poste santé bi léegi daal loolu daal lañ fi bëgg a jëlee loolu daal mooy suñu yéene ci Pambal ak yeneen i projet nag bon mais bu ñu réalisé ba pare bon yeneen i projet yoo xam ne maire bi demande nañ ko dinañ ci taxaw ñu ci mën taxawee ok. li waral ndaje bi fii tey mooy ci li nga xam ne askan wi daf ñu koo sas jëm ci seen nekkin ak seen nekkinu njaboot ñu dégguñu ko. moo ñu fi tax a daje tey ngir ñu ànd ci saafara
ci saafara yooyu nag ngir ñu mën koo def yàlla daf ñu boole le Rotary Club bi nga xam ne am na ay jéego yu am solo yu mu def fii ci biir Sénégal am ay jéego yu am solo yu mu def surtout ci wàllu santé mu tombé woon ñoo am ay jafe-jafe ci wàllu santé jafe-jafe yoo xam ne nag dafa gën a jàpp jigéenu wéru ak xale mooy mën nañ ko waxee sa jàppee sax bébé bi yàlla dogalee ñu daal di commencé di lëkkaloo ak ñoom à travers monsieur Mbaye yàlla dogal daaw ñu commencé ci coopération boo xam ne dox na suñu diggante ak ñoom ba daaw bi école bi ubbi ci heure bii même lañ fi ñëwoon fii feesoon dell ak ay xale plus de 300 à 400 xale ñoom ñu utal leen ay yére utal leen ay équipement ngir ñu mën a jàng ci anam yu jaar yoon yu rafet. kon bi ñu ko defee daaw ma gis ne am na jéeg yu am solo am na mbégte boo xam ne gis naa ko ñu def ko ci xale yi ma ne nag jamais loo ñam mu neex da nga koy tollanti ci lañ commencé waat yeneen waxtaan yeneen discussion ba mu àgg ci ñu war a ñëw fii ci Pambal def fi centre de santé boo xam ne mën naa ne amagul ci région yi amagul ci monde rural ndax du Pambal rek ko soxla woon dégg ngeen ko sànq Guédiawaye yu bari war mënoon na faa nekk waaye ci ndimbalu yàlla ak tamit ci li nga xam ne population Pambal liggéey na ko parce que décision bi fu mu daanoo mooy ñoom bi ñu jógee ngir visiter fi ma leen wax ni fa lañ ko bëgg a def ñu ñëw fekk fa poste de santé mais bi ñu ñëwee ci poste de santé bi dañoo jàpp ni dañu yaakaaroon ne sax ab clinique la tellement que poste de santé bi dafa set bi ñu ko defee rek léegi dafa soo fa demee da nga yaakaar ne démb lañ ko defar loolu moo leen gën a sawarloo ñu ne kat ñii am poste de santé toppatoo ko ba mu mel nii ñii ku leen jox leneen dinañ ko toppatoo yaakaar naa ne ci la monsieur Soare sax ba ngeen Pambal ci la ko duggee ba tey ba moom 1 2 3 bu ñëw Pambal parce que on dirait que léegi Pambal mooy commune am il est devenu citoyen de Pambal il est devenu séeréer xam naa déggagul séeréer loolu daal bokk na ci li tax ñu gën a mën a jëm ci projet bi ndax suñu ñëwoon fekk poste de santé bi ñu fi am yor gi baaxul mu yàqu fii buntu yàqu fee lal yàqu fële suñu fekkoon man ko duñu sawar pour jox ñu ko mais dañu ñëw fekk poste de santé bi fi am déjà ki ko yor toppatoo bu mucc ay moo tax bu mu ba exercer dafa ne non on choisit Pambal ñu laaj ko loolu moo tax nga ne on choisit Pambal mu leen ñii regarder li fi nekk xoolal dañ ko yor bu baax xoolal poste de santé bi mu rafetee xoolal gisoo fenn salte kon loolu suñ ci jotee population Pambal ñoom ñoo toppatoo loolu ba nit gis leneen bëgg leen koo dolli moo tax set dafa am solo ci doomu aadama kon suñ demee na ba jàpp ni loolu nekk na ndax loolu damay sant la population de Pambal di sant ñi nga xam ne nag ñoo ñu àndal ngir ñu defar mbir mi liñ ko jagleel mooy xale yi ak jigéen ñi mu nekk financement bu am solo di centre boo xam ne suñ ko defee dina faj jafe-jafe ndax su ma nee jafe-jafe dafa am jafe joo xam ne dañ ko dund ak askan wi dañ ko dund ak population bi tey kii toog sama wet mooy présidente des femmes de la commune moom si boppam ñun lii ñuy tabax nii moom am na ci vécu parce que am na jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam am na jafe-jafe ci wàllu war na lor ba tey bu mu déggee projet bi moom si boppam en tant que autorité sax da ci sawar ndax gis na ni lii dund naa jafe-jafe bi dund accompagner le projet kon nañ jàpp ni andil nañ Pambal loo xam ne soxla na ko mais dinañ ko tabax à Pambal mais njëriñ li du yem Pambal ndax tey kër sër bi ñu fi am rek déjà ci waawoon gépp mën naa ne fii la ñuy fajoo Pire fii la ñuy fajoo kon Pambal su gëm naa ni dina dem fii ak ay jamono ci département bi ku bëgg wér-gu-yaram soo ñëw Pambal doo ko gaaw ndax ci wàllu faju yi fi nekk am nañ ci ay docteurs yu am solo ay infirmiers chefs de poste bu fi nekk boo xale boo xam ne am na ci xam-xam bu baax a baax ñu ñëwaat relever la plateau technique bi ndax liñ fi bëgg a tabax suñ ko fi tabaxee
du am benn moromam wala du am benn mappandoom ci biir département ci biir région de Thiès. kon tey Pambal dina dem ba foofu fenn benn moment boo xam ne ci kattanu yàlla lii su àggee suñuy wax évaluer naan ban dëkk moo gën a am plateau technique sanitaire bu élevé dinañ ne Pambal est en première ou en deuxième position. kon loolu tey bokk na ci ay mission yoo xam ne dañu ko dénkoon ngir ñu doxal ko ñëw fekk ci tamit président de la république taxaw ci taxawaay bu am solo muy le plan Sénégal émergent. tey les Rotariens ñu ngi ñëw ngir jàppale président Macky Sall ci plan Sénégal émergent ndax lii ñoom ñiy def si nii président moo ko la waroon mooy gouvernement. mais gouvernement mënta def lépp gouvernement lu mu waroon def mooy ubbil nit ñi buntu ndax bi président créé la communalisation intégrale ci la may commune yëpp ñu dem uti partenaire andi tabax. tey lii ñuy def ni yëpp jarul laaj autorisation ministère jarul laaj nangam jarul na déedéet parce que avec cette autonomie bi nga xam ne communes yi am nañ ko am nañ possibilité dem ci partenaire ñëw andi ngir tabax. te lii buntu la boo xam ne ubbil nañu ko suñu diggante ak les îles Canaries mooy benn ay dëkk yu nekk Espagne ndax financement bi liñ ci def yëpp plus de 40 000 € ou plus yëpp ci îles Canaries ñoom ñoo ko jël. mooy mairie Las Palmas mairie de Moya ñoom ñoo génn ci seen budget ñëw pour financer le projet. ay yeneen nit ñi tamit ay yeneen kilifa yu nekk ci réew mi comme les Ciments du Sahel ñoom taxaw nañ lépp loo xam ne par exemple dañu dégg projet bi rek ñu ñëw ne non loolu dañ ci bëgg a jàpp ñu ne ñu déedéet léegi projet bi lépp luy ciment bi ñoo koy joxe les Ciments du Sahel. waa Eiffage tamit ñëw ne lépp luy matériel nangam ñun ñoo koy joxe. ak yeneen nit ñoo xam ne dañoo dégg projet bi rek le commercial comptoir commercial dañoo dégg projet bi rek ñu koy annoncé ñu koy waxtaane ñu ne déet loolu dañ ciy dem def ci suñu xaalis. ñoom tamit ñu ñëw ne lii lépp lu jëm ci wàllu karo wala lépp lu jëm ci wàllu sanitaire ñun ñoo ko ci def. kon moo tax man la solidarité dafa am solo ci réew mi loolu la président di woote chaque jour mooy il faut être solidaire xiiroo bi ŋaayoo bi xasante bi d'accord su campagne électorale jotee ñu def mais su passé dañu war a boole xol yi boole doole yi xam lan lañ bëgg xam fan lañ Sénégal jëm parce que Sénégal Macky Sall moomu ko man Pambal moomu ma ko Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. kon boog su politique jotee ñu politique mais su liggéey jotee ñu bàyyi lépp àndandoo booloo ngir lu jëmale su réew mi kanam. man de personnellement en tant que le maire de Pambal su politique jeexee dinaa jël nit ñu nekk ci pouvoir ñu nekk ci opposition ñun bu deful sax politique ànd ak ñoom ngir luy doxal dëkk bi ndax liy doxal dëkk bi moo ñu ñor te moo ñor askan wi. kon nañu bàyyi di moytu di passer 301 année chaque jour pour jour di politique non dañ jël temps boo xam dañ koy jox askan wi ñu xam ne kat askan wi ñoo ñu fal te su subaa ci ñoom la ñuy taxawaat pour laajaat leen seen i baat. kon ki la fal il faut nga koy faral di bàyyi xel mais bu ñu fal la rek nga jàpp ni chaque jour ci politique la ñu war a nañ yëg askan wi di leen nemmeeku di nekk ci seen i bëgg-bëgg ngir li ñu bëgg mën a sotti. ñun nag bëgg nañ lancer appel aussi au niveau du président de la République une fois de plus mooy am nañ ay projets yu bari yoo xam ne war nañ ko def. Suarez la bien dit nee na daaw lañ commencé woon ci ay équipement pour xale ren ñëw nañ di tabax centre de santé pour enfants déwén am na yeneen projet yoo xam ne su ko commune bi bëggee mën nañ ko dox avec les îles Canaries parce que les îles Canaries taxaw nañ ngir lëkkaloo bi gën a dox digganteem ak Sénégal. looloo tax ñu organiser benn semaine boo xam ne dañ koy tuddee semaine xaritoo entre Sénégal ak îles Canaries te loolu mën nañ ne tey kan moo ko sooxee kan moo ko jiite kan moo ko sooxee mooy commune de Pambal ak Rotary Club. kon tey ñun fierté la ci ñun bi ñu sosee loolu parce que ci projet bi lañ dem ba ci biir ne comme waa îles Canaries pare nañ xamuñu sax mosuñu fee ñëw jël seen alal di ñu jox léegi pourquoi pas ñu créer lëkkaloo bi mu jóge ci monsieur Suarez mu dem îles Canaries waxtaan ceeg ñoom ñooñu ne loolu rek lañ doon wër dañoo bëgg a ñëw Sénégal dem ci ay communes xaritoo ak ñoom di commencer di demalante di gëlante muy coopération décentralisée entre commune bu mel ne Las Palmas commune bu mel ne Moya ñoom ñëpp taxaw nañ ngir ñëw Sénégal lëkkaloo ak ay communes yu fi nekk organiser fi ay échanges culturels organiser fi ay échanges commerciaux organiser fi lu bari
lu bari loo xam ne dina mën a jural askan wi njëriñ dina jural ñoom tamit njëriñ parce que ñoom tamit daa am lu ñu soxla mooy brassage culturel soxla nañ ko lu ñu soxla mooy échange commercial soxla nañ ko li leen ak leneen soxla nañ ko kon bu day nekk coopération boo xam ne gagnant-gagnant lay doon bien vrai que ñun dinañ ci gagné mais ñoom tamit dinañ ci gagné dinañ ci gis seen bopp moo tax tey ay député ay maire ay sénateur defar nañ seen valise ba pare nee nañ à partir du 22 ñoom dañuy ñëw Sénégal le 26 dañuy ñëw yenn fii ci Pambal ñun tamit Pambal maa ngi woo population bi ñu waajal suñu gan yi teeru leen teral leen tatagal leen comme niñ ko baaxoo defee am nañ ci yaakaar ne dinañ ko def ñoo ngi leen di sant di leen gërëm mais une fois de plus pour c'est le président de la République ñun lay ñaan ci tali Pambal bi surtout màggal gi weesu plus de 3000 voitures jaar fii ñu jëm ci ay gàmmu plus de 5000 oto di fi jaar te tali bi bis bu ñu ko defaree dina nekk benn zone boo xam ne yaakaar naa ni dina apporter la commune mais aussi dina apporter Sénégal parce que tey suñ ne gàmmu xatul parce que Pambal moo tax suñ ne màggal amul embouteillage parce que Pambal moo tax kon tali boo xam ne kuy dem gàmm fi ngay jaar kuy dem màggal fi ngay jaar kon kooku war nañ ci taxaw président joxewoon na ci ay digal ne defar leen ko mais ay autorité ñoo taxaw boobu ba tey bañ mbir mi sotti ndax mënuma comprendre loo xam ne financement bi am na maa ko wax parce que man maa dem ba Italie avec la banque Intesa San Paola ñu defar document bi ñëw andil ko Ageroute ñu def fa ay réunion ak ñoom ba jox leen document bi jox leen financement bi li ci des mooy ñoom ñu validé ko kon duñu amuñu prétexte ne amuñu financement amuñu prétexte ne amuñu technicien donc tout est sur place tout est en place kon pourquoi mënuñu defar tali bi loolu lañ bëgg a xam te dañu profité ci gàmmu gi su fi président ñëwee dinañ wax ci ak moom wax ko jox ko lépp lu document yu preuve yu wane ne lii ñuy wax wér na te mu ngi nii këyit yaa ngi nii donc kon kay ñun ñoo ngi leen di lancer appel une fois de plus aux autorités que ñu taxaw ci mbir mi askan wi soxla nañ ko defar fi centre de santé balaa moo gën a baax tali bi baax mais doo defaree centre de santé nga dugg ci poste de santé bi nga toog ci biir salle bi poussière bi fekk la foofu dugg sa poumon ban njëriñ lay am nga dugg ci biir faju ba pare génn oto romb poussière bi duggaat sa baxan ban njëriñ la am kon mu ngi mel ni li ñuy def yëpp day mujj nekk zéro